mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu benn waxtu mooy door a jot nu fas yéene leen a jot li xabaar yi bokk na ci liñ fas yéene jukki université Cheikh Anta Diop gannaaw ba nga xamee ne jàppante amoon na fa diggante Kekendo ak ñi ñu duppee Ndefleng gannaaw gi tamit am ci benn étudiant boo xam ne bi amoon ay gaañu gaañu daal di ñàkk bakkanam léegi nag am na dogal bu rot mooy tëj nañ campus social ba fa ñuy lekkee fa ñuy jëfandikoo yu demee noonu la yëpp ràpp tëj lañ na ko daal ba jëmmi jamono loolu la ñuy def foofu la te amical yi tamit dindi nañ leen amical nangam ak yu demee noonu ba jëmmi jamono loolu daañu ci jokkoo léegi ak Ndeye Marème Ndiaye moo jàngatal nu communiqué boobule Pape Abdoulaye Touré bi nga xam ne délégué la ci faculté bi nga xam ne moom duppee jàng ci wàllu yoon am na ci ay kàddu yooyu dénk na ko El Hadj Malick daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi toftali tamit université Iba Der Thiam ba nekk ca Thiès itam li ñuy wax naan prix neexal goo xam ne nga xëy na ñi nga xam ne sos nañ dara ci atum 2020 daañu ci dikk léegi ak Babacar Ndaw Covid 19 bi variante britannique moom lañ noonu lañ ko duppee ci Angleterre ndax xeetu jàngoro la jooj daal wax nañu ne mi ngi dem ba léegi nag ci réew mi donte yi tamit sax yëf yi ak wàññeeku xaw na ci amandi daañu ci dikk léegi déglu ci docteur Ousmane Faye ci biir xabaar yi kenn ko faatu ñeent fukki nit ak juróom-benn yu am ay yu gàddu doomu jàngoro ji loolu lépp daañu ci dikk léegi ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Maodo Faye. ok ci ànd gi ngeen ànd ak noonu gannaaw ba nga xamee ne fan yi ñu génn am na jàppante yu métti yu amoon sax ba daal ay askan ak yooyu ñu ko ci dupp ay Kekendo ak itam ñi nga xam ne ñoo di waa Ndefleng xeex boobu nag la mu jur mooy am na ci benn étudiant boo xam ne bii dafa amoon ay gaañu gaañu gannaaw gi ñu toxaleen ko yóbbu ko ci bérébu fajukaay fii ci biir Ndakaaru waaye nag ñàkk na ba kanam assemblée université bi nag ba ñu dajee ba xalaat daal nañu léegi lépp luy amical foofule neen dindi nañ ko tëj nañ campus social ba itam Ndeye Marème Ndiaye. ginnaaw xeexoo yoo amoon ca université Cheikh Anta Diop te mu nekkoon ci diggante ñaari kuréel yi di Kekendo ak tamit Ndefleng xeexoo yu métti yoo xam ne amoon nañu ci am ay gaañu gaañu ba sa mujjantal ga sax ci fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñuy jógee nii mu am kenn ku ci ñàkk bakkanam te mu tudd Ismaïla Gawsu Diémé ci noonu kon le conseil restreint de l'assemblée de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar daal di jël nag décision ne dañuy ajandi bépp amical bu ëmb ay étudiants foofu nga xam ne moom mooy ca université Cheikh Anta Diop de Dakar yemuñu foofu ndaxte it recteur Ahmadou Ali Mbaye daal dinay soññ waa COUD ngir tamit ñu daal di tëj campus social bi rap ba keroog ñuy am système bu yees boo xam ne dinañ ci sukkandiku ci wàllu codification étudiant bi nga xam ne nag moom moo ñàkk bakkanam conseil bi sax la mu gis moom mooy ne nekkatul woon sax ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar li ko dalee atum 2015 kon loolu day firndeel ne am na ñoo xam ne kon ñu ngi ci biir campus bi jaxasoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy étudiants yi te seen place nekkul foofu conseil bi daal di xamle ne dina ñu taxawal benn commission boo xam ne dina xalaat ci amicale yi ëmb étudiants yi seen nekkin naka la war a doon foofu nga xam ne moom mooy ci biir université bi ak tamit taxawal benn règlement intérieur loolu yëpp la ko wundu moom mooy fexe ba jàmm di wéy di am ci biir université bi. Ndeye Marème Ndiaye ci loolu kii di Pape Abdoulaye Touré nga xam ne délégué la ci li nga xam ne moom la ñu duppee faculté bi jàngale ci wàllu yoon science juridique ak wàllu politique moom nag mi ngi rafetlu sax dogal boobulee ci micro El Hadj Malick Ndiaye. waaw autorités yi ndogal yu ñu jël comme quoi que dañoo war a tëj campus social bi suspendre aussi également amical bi man d' accord naa ci ñu tëj campus social bi ci principe bi d' accord naa ci parce que lu tax ñu bëgg a tëj campus social bi c' est pour ñu seggat ñi nga xamante ni nii tey ñoo nekk ci université bi parce que bëri na ñu fi nekkatuñu ay étudiants bëri na ñu fi nekk nit ñu sax nekk ay étudiants donc ñoom ci principe boobu lañu tënk ba ne dañoo bëgg a tëj campus social bi pour defaat réformer waat li nga xamante ne mooy manière bi ñu codifié ci principe bi man je suis d' accord mais ci faisabilité bi man laa am njàkkare parce que jàpp naa ni du doon lu yomb même ci fekkee lu mën a nekk la mais du doon lu yomb parce que faculté yi ñu ci bëri commencé nañu seeni cours et que étudiants yi jógee nañu fu nekk dans les villages yi plus reculés ñëw donc ñoom soo tëjaatee campus social bi donc ñooñu dañuy delluwaat seeni kër donc dañu amati possibilité wu di jàng di wàcc et que est-ce que suñu tëjee aussi également campus social bi est-ce que dañuy tëj campus pédagogique te bés bu ñu tëjee campus pédagogique bi dina am beneen njeexital parce que pandémie bi tax na lu ñu waroon démarrer ca teel démarrer wuñ ko tey faculté de droit bi ma nekk d'habitude au plus tard mois de décembre lañ doon commencé waaye tey mois de mars lañ démarré ce qui veut dire am nañu retard lu mu bon 2 ou 3 mois donc su ñu waree tëjaat campus pédagogique bi campus social bi forcément dinañ tëj campus pédagogique bi parce que am na ñoo xam amuñu mbokk Dakar soo tëjee campus social bi ils seront obligés ñu ñibbi seen i kër te cours en ligne amul donc yooyu mooy suñu njàkkare mais néanmoins nous encourageons les autorités ci yenn prise de décision yi parce que li am biir université
ñun ñëpp ñu ngi koy ñaawlu te ñoom seen responsabilité la pour ñu jël ay décision jël ay sanctions ba lu mel noonu mu mujjee fee mu dëkk ci wala mu jugee ci ba faw. Université Iba Der Thiam ba nekk ca Thiès la ñu daal di dem foofa des noonu na fa joxe tey jii ay neexal ma def na ko duppee noonu ndax ay prix la yoo xam ne yi ñi nga xam ne am na lu ñu sos lu yees peq ci atum 2020 fexe daal ba daal koy amal ci wàllu xarañ aku xarala ba tax na am na ci sax ñu nga xam ne benn équipe lañ ci wàllu ingénieur ñuy jàng ñoo ñu le ci master 2 la nekk ci ENSA ñoom nag am nañu prix boo xam ne bii sax ban ko jëlee lañ ca toftal mooy juróomi million ñaar fukki projet ak juróom-ñaar yoo xam ni teg nañ ko ci taabal ji kon daañu ci dikkaat léegi ci Babacar Ndaw bu fekkee sotti na kon ñu jokkoo ak Babacar Ndaw ca université Iba Der Thiam ca Thiès tey jii doon nañ fa joxe ay prix yoo xam ne ñi nga xam ne am na la ñu sos ci atum 2020 am na nag ñu ci am sax ñooñ juróomi million ak ñaar fukki projet yoo xam ne tëral nañ ko Babacar Ndaw. Hadj Maodo ni nga ko waxee noonu la muy ñaari xale yu ràññeeku Youssoufa Ndiaye ak soxna si di maanaam man Sembène tur bi di Seynabou Sembène ñoom nag Maguette Sembène ay étudiants la di nag master 2 ci école bii di ENSA ñuy tàggatee xale yi war a gën a nekk ingénieur agronome ñoom nag ñoo gagné raaya bu rëy bi di juróomi million ñoom seen projet dañ ko taxawal ci fànn boo xamante ne tey jii képp ko yëngu si wàllu mbay ñu ngi ko tuddee seen agro équipement lépp luy jumtukaay ak wàllu pièce di ko machine da ngay toog saa yoo ko soxlaa boo faane benn machine cliqué ñu indi la ko xool fan nga koy wutee lépp fekk la sur place muy projet bu innovant waaye leneen li ci nemee ku ñaar fukki projet la wala juróom-ñaar xale yi wane seen xarañte parce que jury bi nee nañu ñoom ñëpp ku ci gën a tuutale amoon 14/20 waaye fare ñu tànn ñetti projet d'ailleurs troisième prévu existe wala ñetti projet ñoom ñoo tolloo nos ci fànn boobu leneen it ñu nemmeeku ne ministre Yankhoba Diattara bi ko présidé tey jii wàllu xarala yu yees ci wàllu numérique def ci solo nee nañ kenn mënatul benn projet ci àdduna solo si boole wàllu xarala yu yees yi loolu dikk na ci ba tax na sax ñu ne tey jii tolluwaayu Sénégal ak njiitu réew mi dogal yi mu wax ne da koy jël université yi war nañ ci am taxawaay bu am solo surtout xale yi waratuñu toog am seen ay liggéey dañu am lu ñu liggéey waaye te tey jii université ñoo war a doon ay solution saafara maanaam xale bu jigéen war nga mën a nekk tey sa propre chef d'entreprise loolu nag day fekk ñu tàggal leen ci wàllu entrepreneuriat leneen yi ñi nga xamante ni étudiants yi ñoom seen bopp ñu jëlee parole te naqarlu nañ ko waxaat ko mooy université Iba Der Thiam bu Thiès ñu ngi gis résultats yu mucc ayib waaye dañ leen seetaan 2007 ba léegi ñu ngi ci ay jafe-jafe bi tembul yëpp lu woon ñu tey jii ñu ngi doon xaar sax ci nga xam ne mooy seen jëwriñ Cheikh Oumar Anne bu ko ñëwee ñu wax ko nag seen méttit waaye mujjul ñëw waaye terewul ñoom jël nañu wax li leen naqari ko ñu eggal leen seen chantier yooyu ministre Yankhoba Diattara ci groupe solidarité gouvernementale bi muy dëkk cérémonie bi léegi jël na ay dogal yoo xam ne en tant que njiitalu conseil départemental ñaari millions pour jàppale xale yi nekk ci daara di koy ji ci wàllu restauration ak seen nekk nee na it waa askan bu Thiès nañu gën a yaatal kër yi bu ko defee ñu seet système boo xam ne xale bu ne daal ko mën a yóbbu ci benn kër bu ko defee ñu xool comme dundin boo xam ne Sénégal ñëpp benn lañu xale yu ci jàng ñetti at gën nga yàgg mën a am sa lijaay sa dem sa yoon leneen li nee na jëw ko collègue bi di Cheikh Oumar Anne dina ci waxtaan ak moom ak groupe Sénégal bu ko defee ñu indi ay saafara ci li nga xam ne mooy tawat daara ji koy ji di professeur Iba Der Thiam bu Thiès kii di madame le recteur ubbi na sax yi nga xam ne moom mooy ñaareel édition bi ngir daal ñi nga xam ne am nañu ay projet mën a bokkaat ci li nga xamante ne moom lañ tuddee prix de l'innovation de l'université Iba Der Thiam bu Thiès Babacar Ndaw doon jokkoo ak ñeen fii ci auditorium bi pour Sud FM. Babacar Ndaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Covid bi fii nu toll nii gannaaw benn waxtu ma fegoog juróom-ñeenti minutes li ñu duppee variant britannique bi doomu jàngoro boobu la mi ngi ci Ndakaaru yi dox ba léegi ndax ñi nga xam ne ñoo nekk ci waa Institut Pasteur tey xool mbir yi nee ñu ba ñu xoolee luy tolloog ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ci ñu xool ràññi leen ci ay xeet seet seen deret ak yooyu la fukki ñi ak ñeent ñoom yore nañ variant boobu la ci fii ci diwaanu Ndakaaru juróom-benn yi yore beneen xeet wi itam. moo tax na daal fi mu toll ñu ngi artu nag nit ñi ngir daal ñu bàyyi xel bu baax a baax matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ngir aaru ci tawat ji docteur Ousmane Faye mi jiite département bi jëm ci wàllu fànn yooyu la jokkoo ci ak Ndeye Marème Ndiaye. maanaam dañoo xoolal ci nga xamante ni moo doon les cas communautaires yi nga xamante ni dafa amoon dëkk bi xam nga cas communautaire moom boo ko déggee xamoo fu mu jógee donc ñun dañ koy yooyu la ñuy gën a ciblé di saytu di xool un peu plus nan la toll donc bi ñu xoolee ci maanaam ñetti téeméer ak fanweer ak juróom échantillon yi ñu analysé dañoo gis ni daal am na ci fukk ak ñeent yoo xamante ni dañoo yore variant britannique bi yooyu nag en fait ay analyse ñu ko def ci biir Dakar
Dakar nag comme dañ ko jël réparti ay districts yi la Dakar Ouest yi Dakar Centre yi Guédiawaye Dakar Sud et cetera ba Diamniadio donc yooyu li ñu ko xoolee daal en fait gis nañu daal mooy fukk ak ñeent yi foofu la ñu tëddee maintenant en fait loolu dafa nekk mbir mu normal lu di ci gis parce que yooyu en dehors effectivement des 14 am na yeneen juróom-benn yoo xamante ni gis nañ ni ñoom it de changement yooyu nag gis nañ ko ci yeneen dëkk exactement donc loolu daal moom mooy li nga xamante ni moom lañ gis ci analyse bu ñu mujjee def léegi nag loolu li muy waral mooy day waral ne rek toujours virus baa ngi fi tekk bon variabilité rek bi ko nekk ci ne wax li ñu ci dégg mooy effectivement transmission bi day gën a yokku te wàllante bi dafay gën a yokk maintenant en fait ñun nag xam naa ni peut-être loolu am na ay gëstu yu nit ñi def un peu dans les autres pays ñun tamit dañu war a xool en fait par rapport effectivement résultats yi ñu am ndax changé woon na dara ci transmission bi wala également ndax pathogénèse ndax ñu ko am wér nañu et cetera donc yooyu dafa nekk beneen gëstu boo xamante ni xam naa ni ñu ci lëkkaloo waa ministère de la santé donc pour jéem a xool effectivement donc daal day gën a ñaax nit ñi rek pour que ñu xam ni virus bi mu ngi ci bien que cas yi fi mu nekk nii wàññeeku na mais dañu gën a war a boole suñu doole war a gën a xeex virus bi war a gën a respecter mesures barrières yi vaccination bi tamit nit ñi topp ko parce que aussi quel que soit variant yi vaccination bi am na lu ñu ciy mën a wàññi donc nga xamante ni dina mën a continuer à nit ñi loolu daal moom mooy recommandation yi nga xamante ni mën nañ ko jox par rapport ak étude bi ñu mën a génn. kenn ku ñàkk bakkanam ñeent fukk ak juróom-benn yu am doomu jàngoro ji téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi xool seenu yaram xayma nañ loolu tey jii docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróomi test yi ñu def ñeent fukk ak juróom-benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki fekk dañoo fukk ak juróomi cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñi yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am nañ ci fanweer ak benn cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñeent yu tëddee ni ñett ci Diamniadio Grand Dakar Kër Massar ak Parcelles Assainies ñaar ci Guédiawaye Médina Ngor ak Sacré-Cœur benn ci Amitié 2 Cambérène Cité Takku Hann Bel-Air Kounoune Ouakam Pikine Scat Urbam ak zone B ci région yi am nañ ci ñaari cas benn ci Kolda ak benn ci Mbour juróom fukk ak ñett ci malade yi entré woon hôpital ak ñu doon topp ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn ci yàlla ànde fukk ak juróomi malade ñoo nekk réanimation benn malade moo ñàkk bakkanam bésu démb alarba fukki fan ak ñeent ci weeru avril mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn ñi nga xam ne ñoo jot ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñi jot a wér ñu ngi toll ci fanweeri junni ak juróom-ñett ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñi génn àdduna ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñett fukk ak juróom ñi nekk ci traitement ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ak ñi nekk ci lalu hôpital yi ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana te ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi ñu tàmbalee campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi ba léegi ñu jot a ñàkku ci biir réew mi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn junni yu teg juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent. commission bi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu politique bi ak itam dialogue national bi fii nu toll nii rek waxtaan woowu la fi ñu toll ñu ngi doon daje sax itam di waxtaan waaye nag itam dàq gi ñuy dàq élection yi dàq tey ñii ne tey ñii di suba
kenn ku nekk di wax ci fànn boobu ci la ñu dalale kii di Ibrahima Bakhoum di formateur ci wàllu taskatu xabaar yi war a jokkoo ak El Hadj Malick Ndiaye daañu ko dalal léegi ci catal xabaar yi jàngatam gannaaw ba nga xamee ne day gëstu lépp loo xam ne jëm na ci wàllu doxalin wàllu politique bi ci diwaanu Ziguinchor li aju tamit ci fexe ba jël maire yi ba foofu day liggéey bu métti lay doon ndax kenn ku nekk yaa ngi saw laaj itam te tamit du yomb ñu loolu la suñu nattango bi xalaat ca fële ca diwaanu Ziguinchor Ignace Ndeye. kan moo nar a toog ci bopp mairie bu Ziguinchor laaj bi ni mel mën nañ ko gis ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy xëccoo fauteuil bi ni mel te duñu noppi di ko wane jamono yëpp bokk ci mouvance présidentielle ba ci opposition ku nekk ngi yëkkati ci ay ambition ay weer ginnaaw élection locale pour bopp mairie bu Ziguinchor bu ñu jàpp ni parti Pastef bëgg na tollantiwaat li nga xamante ni mooy ndam bi mu amoon ci dernière élection présidentielle ginnaaw bu partisan Ousmane Sonko yi daal di raafle ñuy yëpp gagné bureau de vote fii ci diwaanu Ziguinchor waaye tey jii kump bi moo di ci parti bi ni mel kan moo nar a représenté Pastef ci wàllu élection mairie fii ci diwaanu Ziguinchor ki professeur d'université Alassane Diédhiou ndax dina réussir daal di dajale mbooloo mi ci boppam moom daal di porter candidature wala boog Ousmane Sonko ci boppam leaderu Pastef moom moo nar a dem ci jongante wàllu mairie bu Ziguinchor li ni mel nag kump la jamono yi ci biir parti bi di Pastef lu dul kump moo di ki nga xamante ni jamono yi moo nekk ci bopp mairie Ziguinchor di Abdoulaye Baldé naka la ko ñi ànd ak moom daal di waxee jàpp ni moom Baldé ba léegi mu ngi am ambition pour dëkk bii di Ziguinchor suñ ko saytoon ci langage bu clair mu di Baldé pareegul pour jóge fi nga xamante ni moom mooy mairie Ziguinchor ginnaaw partisan yi jàpp ni moom dong moo mën a defar Ziguinchor te am na li mu fi jot a def war nañ ko fi mën a bàyyi nag la ko ñi mu bokkal ci UCS daal di xamle waaye nag Abdoulaye Baldé war naa bàyyi xelam ci ñenn ñi nga xamante ni ñooy collaborateur am te tey ji ñu mel ni dañoo beddeeku bokk na ci premier adjoint am kii di Seydou Sané moom mi nga xamante ni kenn gisatu ko ci wetu Abdoulaye Baldé ñu ne déet muy multiplier ay action sociale ay parrainage ak yeneen ba tax nañu bëri gis nañ ci ambition bi nga xamante ni am na ko pour mairie Ziguinchor ginnaaw partisan yi sax jàpp ni kii di Abdoulaye Baldé warul am 3 mandat naka la ko ñuy fa rek Seydou Sané di waxee ndax dina dem défier ki nga xamante ni moom la fi àndaloon mu di Abdoulaye Baldé loolu li ci kanam raw li gët waaye nag xeex bu métti bi war na fekk ci Benno Bokk Yaakaar ci seen biir bokk na ci APR naka kii di directeur général lu AIBD di Doudou Ka wane na boppam fan yi ñu génn ak mobilisation bu takku bi mu amal fii ci diwaanu Ziguinchor ba ay nitam ak ñenn ñi jàpp nañu ni sax brasaaru capitaine coalition bii di Benno Bokk Yaakaar rawatina APR war nañ ko jox kii di Doudou Ka ndax loolu ki nga xamante ni mooy mu dina ko nangu ndaxte moom jamono yi moom moo jiite APR fii ci département bu Ziguinchor ndaxte ñi mu àndal tamit jàpp nañu ni moom dong moo mën a dékku ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Baldé kii di président CNDT moom ñu jàpp ni ci jamono yëpp tamit mu ngi wër di wane boppam am na ñenn ñi nga xamante ni sax ñu ngi ci biir APR ñu ngi ci gannaawam jamono yi lan la ñu mën a wax tamit ci ndaw yi nga xam ne bokk ci Benno ñoom ñi jàpp ni tamit war nañu mën a jouer seen pàcc ci wàllu mairie bu Ziguinchor naka noonu ci di docteur Moussa Diédhiou ak mouvement ànd dooleel Moussa Diédhiou moom it bàyyi gët bu baax ci mairie Ziguinchor jàpp ni moom tamit mën na faa toog ñu jàpp ni mairie bi bu doon jigéen jàpp nañu ni bëri na lool ñu xamante ni bëgg nañ ko ñu bàyyi ci xel Ziguinchor yi ñaas day Sud FM. Ignace ñu ngi lay jaajëfal ca Ndar itam daanaka loolu fam foofa tam mairie ba gannaaw ba nga xam ne Mansour Faye fa ne waaye moom daa bëgg sax daal di laxasaaywaat ngir ñu joxaat ko mairie ba jàkkaarloog nag itam Mary Teuw Niane mi ngi soxla Bamba Dièye Cheikh Bamba Dièye Ahmed Fall Braya foofa day du yomb Yves Tendeng kon daañu dikk ak moom léegi ci wàllu li nga xamee ne moom moo di wàllu Ndar gannaaw ba nga xamee ne foofu tam xëccoo bi xaw na tar lool daañ ci dikkat kon léegi ci kanam ndax candidat yi dañoo bari lool foofu la itam coow li am ci dàq élection yi locales yi Sénégal yi fi mu toll nii daal ñu bëree bëri ñoom dañ gis ne daal calendrier électoral bi gàpp bi dañ ko war a wekk noonu daal la ñu bëree bëri wax daal ñu seet nag nu ñuy def nag itam ci bu ko defee politique bi itam ñu fexe daal ba loolu mooy mën a daal réew mi waaye coow li daal na gàdd gàddaaral Josette Kali. coow li nekk di am ginnaaw reportu local yi neexul benn yoon bile waay ci kàddu gu dëgër mu ngi xamle ni local yi war nañ ko amal ci jamono yiñ ko àppal. mosuma d'accord ay report ay lii wala laa mosuma d'accord depuis xaw ma ban année ba léegi mi ngi reporté lu amul reporté mu amul reporté na bàyyi sénégalais yi dem def seen choix ñu votel ku leen neex loolu mooy yoon
ñu respecté calendrier républicain bi. noonee mu dem sax bay yëkkati ay weer wala ay bis yi nga xamante ni war nañ ko see mën a amal ndax coow li mën a jeex si réew mi. ci at bi laa bëgg ñu tenir ko au moins nawet bi passé def entre octobre wala novembre su ko defee gars yi wax la leen chaque jour ñu ngi ci problème politique. ngir dal am si réew mi bi les citoyens mooy woo politiciens yi ñu diisoo ci benn kàddu ngir mën a am benn date. man xaw ma kan moo tort donc comme ñi nee nañ mënuñ koo xool léegi il faut ñu reporter ko pour que ñu mën a xool man je pense que mën nañ ko bàyyi noonu nañ xool fichier bi ba ñoom ñëpp ñu d'accord ñu dem élection et puis ku gagné et puis c'est tout ñoom daal nañu def seen politique mais dans la paix voté lañ am dañuy dem xool ku ñu neex ñu votel ko loolu lañ yàgg a def mais au Sénégal c'était comme ça loolu rek lañ xamuñu woon leneen donc nañ continuer noonu te jàmm lañ doon am donc. noonee ñuy xaare li nar a ruusee ca ndajewu dialogue politique bi sénégalais yi ñooy sàkku ñu amal élection locale yi ci lu leer ngir jàmmi réew mi. Josette Kalif kon fi saa si dañuy daal dem ba Ndar lañ ko waxee léegi candidat yi nekk foofu la itam bu ñu demee ba ci élection yi bu dafa ndànk du yomb ndax itam Mansour Faye fa ne te daa bëgg a jëlaat mairie ba Mary Teuw Niane am na yéeneem Cheikh Bamba Dièye nga fa Cheikh Ahmed Baraya kon nag Yves Tendeng kon daañ ci dikkaat léegi gannaaw ba nga xamee ne Yves Tendeng kon ñu ngi lay déglu ca Ndar. jëlaat boobule mairie waaye nag dina jafe ndaxte rek am na ñeneen ñu nga xamante ne daal fësal nañ tamit bëgg nañ ci jot mooy bokk na si ki nga xamante ne moo fi nekkoon jëwriñ di professeur Mary Teuw Niane mi nga xam ne ni fësal na candidature am ne bëgg na rek boppu mairie bu Ndar moom mi sax naam mu ngi bokk ba tey ci parti bu APR waaye nag bëriwul dañ koy gis ci diwaan gi ci wàllum activité politique. keneen ki nga xamante ne tamit moom it fësal na ne war na bëggaat li nga xamante ne moom moo soxal mairie bu Ndar mooy ki nga xamante ne mooy libéral bii di Ahmed Fall Braya bi nga xam ne ni même bu fekkente ne moom fësalu ko directement waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay militants am ak i sympathisants am ñoom en tout cas bëgg nañu rek wane nañu rek bëgg nañu ngir mu jëlaat boppu mairie bu ngir mu jongante ngir jël jot ci li nga xamante ne moom moo soxal mairie bu Ndar. te loolu le bokk na si sax mooy rek mu ñu bëgg mooy ñu leeral ndaxte rek amoon na lëndëm ci élection yi ñu weesu ñoom jàppoon nañu ne en tout cas seen candidat mooy Ahmed Fall Braya moom moo naroon a gagné waaye nag ñu jàppoon ne kii nga xamante ne moom mooy Mansour Faye daanaka dañoo am lu ñu jaar ba ñu daal di ko rek gagné boo xoolee sax seen diggante li amoon ci seen i diggante lu soxal ay voix ay baat maanaam toll na ci juróom-ñetti téeméer. ñeneen ñi nga xamante ne tamit ñoom tamit fësal nañu seen i candidature moo di rek ñu nga xamante ne ku ci mel ni kii di colonel Abdourahim Kébé mi nga xamante ne moom daanaka bokkoon na ci parti bu réew mi jamono ji nag mu daal di tëral benn parti am maanaam mouvement am moom tamit fësal na ne bëgg na jot ci bopp mairie bu Ndar. beneen ki nga xamante ne ñeneen ñi nga xamante ne dam mën nañ jàpp ne daal war nañ ci bëgg a jot moo di rek kii nga xamante ne moom mooy Cheikh Bamba Dièye di bu FSDBJ mi nga xamante ne mu nekkoon na fii maire waaye tamit kii nga xamante ne moom mooy Déthié Fall mi nga xam ni daanaka mu ngi dëkk ci quartier bu Léona te ci lu yàggul mu daal di rek jógee ci parti bu réew mi daal di rek tëral parti yom ngir rek fas yéene jongante ji lu ñu mën a jàpp daal en tout cas ci diwaan gi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay député yii di docteur Ahmadou Dia mi nga xam ne ni bokk na ci parti socialiste waaye itam ki nga xamante ne moom mooy maître Aba Talib Gueye mi nga xam ne ni daanaka ñoom ñaar mën nañu jàpp ne daal ay candidat lañu waaye nag candidat yu nga xamante ne seen i activité professionnelle daanaka fii ci Ndar lañ koy amal beneen jigéen bu nga xamante ne daanaka mooy seul jigéen bi nga xam ne daanaka jamono ji moom moo daal di rek wone candidat fësal candidature am ngir jongante ngir mairie bu Ndar moom mu ngi tudd Khadisatou Seck te benn mouvement moo daal di porter candidature am mouvement bi ñoo ngi koy tuddee mouvement citoyen pour le développement de Saint-Louis en tout cas jamono ji ci lu soxal yeneen communes yi lu jëm ci wàllum commune bu Gandon bu Gandiol bu Paal ak Fass Ngom foofu itam daanaka ñoo ngi fay nemmeeku ay yëngu-yëngu ci ay ñu xam ne daanaka ñu ngi tàmbali ay fësal seen i candidature ngir rek jongante ngir yooyu le maires yi en tout cas li ñu mën a jàpp daal moo di rek ci lu jëm ci lu soxal li nga xamante ne moom mooy conseil départemental bu Saint-Louis ki nga xamante ne moom mooy docteur Abdoulaye Ndoye bu parti réew mi di parti bu nga xamante ne daanaka jamono ji mu ngi dafa daal di rek dem dugg ci mouvance présidentielle moom daanaka en tout cas bëgg na daal en tout cas ngir jël maanaam bopp conseil départemental bu Saint-Louis waaye nag xamle na ne naam comme mu ngi bokk ci mouvance présidentielle mu ngi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar
kon boog kenn jëlagul décision ci lu jëm ci lu ni mel en tout cas li ñu mën a jàpp daal moo di rek yëngu-yëngu tàmbalee na am fii nii ci lu soxal terrain politique bi ci lu jëm ci wàllum élection locale yi ñuy dégmal âge Maodo Faye. jërëjëf Yves kon nag fii saa si ñu dem ci wàllu tàggat yaram ak Odile Binkila. jërëjëf Maodo Faye maa ngi lay nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu xabaaru tàggat yaram yi nag dañu koy dooree ak lu jëm ci wàllum Scrabble kon Scrabble boobee nag léegi leer na Sénégal mooy amal li nga xamante ne moom mooy championnat d'Afrique niki ren ji loolee fukki fan ak juróom-benn la jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai bi ñu dëgmal fii ci Ndakaaru lu jege nag wala sax lu ko mot junni ci ay joueurs ñu ngi leen di xaar fii ci Ndakaaru nee nañu nag koppar gi nga xamante ne moom la ñu war a organiser lu ni mel mu ngi toll ci kon li nga xamante ne moom mooy 30 millions bu ñu sukkandikoo ci njiital fédération sénégalaise bu Scrabble di El Hadj Malick Ndiaye ñu teewlu ko. am na autorisation pour accueillir ko pour organiser ko fii Sénégal mois de mai à partir du 16 ba le 23 mai. est-ce que Sénégal pare na techniquement est-ce que am nañu jumtuwaay yu mot ngir mun a organiser lu ni mel. am na matériel yi kay matériel yi am nañ jeu yu doy am na ordinateur yu doy am na chrono yu doy pour nit ñi ñëw ñu jouer ñu ngi Afrique yëpp ñëw ñu jouer ko. ñaata joueur ngeen di xaarandi. fii ni ñuy waxee nii juróom-ñetti dëkk ñoom nee nañ dinañ ñëw te buñ ko xoolee si joueurs yi ñuy àndal dina mat téeméeri joueurs ak ay officiels. koppar bi jëm ci wàllum organisation bi ba ngeen ko xaymaa ci ñaata la war a toll. waaw wàllum koppar bi matul sax 30 millions. donc loolu moom mooy sa montage financier bi nga def pour organiser ko. instant bi am nañ yaakaar ñu ngi xaar ministre bi mu jàpp ci. ñu ngi xaar même président de la République mu jàpp ci. parce que suñu actuellement ci leadership la danoo bëgg Afrique Sénégal waxuma ko ci français mais mu nekk benn en sport sport boobu ñu bëgg Sénégal nekk donc loolu ndam la suñu ministre sport ndam la suñu président de la ndam la suñu nit ñi gisee sport ndam la ci Sénégal. kàddu yi El Hadj Malick Ndiaye di njiital fédération sénégalaise bu Scrabble Maodo Faye bokkul nag suñu El Hadj Malick Ndiaye bi ñu am ci fii ci kër gi moom Scrabble moom xamu ci lu bëri. kon waaw Sénégal nag moom moo fas yéene nag dalal li nga xamante ne moom mooy juróomeelu édition championnat d'Afrique bu Scrabble kon loolee fukki fan ak juróom-benn jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai atum 2021 noonee la ñuy censé discipline nag daal di wax ci li nga xamante ne moom mooy football ak Europa League bi tey jii nag daañu amal lii di quart de finale retour yi Slavia Prague bu international sénégalais bii di Abdoulaye Simon mooy fas yéene dalal Arsenal ci aller ba nag ñaari équipe yi dañoo témboo ku ci nekk benn bal nga dugaloon sa morom. Villarreal moom dina laaleeg Dinamo Zagreb ca manche aller ba nag doomu Espagne ya fare foofee ca Villarreal ñoom ñoo dóoroon ci benn bal ci dara. AS kon Rome moom mooy laaleeg Ajax d'Amsterdam loolee kon ci match aller ba nag ñaari but la woon ci benn ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu Italie yi ñoom ñoo dooroon kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo fare ca Ajax fële nga xamante ne moom mooy ca Espagne Grenade moom dafay daal di jóge foofee wutali ji Angleterre ngir laale fa ak Manchester United ci aller ba nag ñaari but la Manchester dooroon ñi nga xamante ne ñoom ñooy doomu Espagne ya faxe ca Grenade kon nee nañu yile jongante bu 19h jotee ci nag la ñu koy daal di amal Maodo Faye ñu fàttali rek ci lu jëm ci li nga xamante ne moom mooy affiche demi-finale Champions League bi Paris Saint-Germain yu doomu Sénégal bii di Idrissa Gana Gueye ak Abdou Diallo moom moo fas yéene nag laale ak ki nga xamante ne moo teg tànk jamono ji ci Première Ligue anglaise bi di Manchester City Chelsea kon foofee dinañ fa fekki tamit suñu beneen compatriote di suñu mbokk Edouard Mendy moom dinañu laale ak ñi nga xamante ne ñoo faree ca Real Madrid Real bu Zinedine Zidane nee nañu nag jongante aller yi dinañ ko amal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru avril bi ñu nekk Maodo Faye. jërëjëf Odile ñu ngi lay jaajëfal daanaka fanweeri minute moo feggu ci benn waxtu fi saa si Ibrahima Bakhoum la ñu dalal ci wàllu politique beeg toxal geeg élection yeeg jokkoom ak El Hadj Malick Ndiaye. Bakhoum ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa leen di fay. yow nag da ngay yëngu tasum xibaar ràññeeku loolu tamit ci wàllu politique gis nañ ne kat élection locale yi ñu ngi koy dàq di ko dàq tey jii sax am na ndaje boo xam ne nag am na dialogue politique moo ko amal. dàq boobu ñu koy dàq nag kan lay profité wu ci diggante opposition bi ak pouvoir bi. dama ne ci bu ñu jëlee nattokaay yi ñu mën a natte maanaam li seetlu gëstu di maye mooy nañ jël wax ji nga xam ne moo tax El Hadj Diouf waxoon na ko fii ne président Macky Sall dafa leen a wax ne ñoom waa Benno yooyu mooy leen
fex leen bu fi kenn waxi élection fi leeg ak siwuñ dans 2024 loolu bu fekkee ne ji parce que amul fenn fu ma mën a sukkandiku bu wax ne ji Alaaji Diouf li mu wax du dëgg donc jàpp naa ne am na fu mu ko déggee te it bu ko dégguloon fenn du ko waxee noonu bu fekkee ne rek le président Macky Sall ma wax loolu moom lañ cay jublu mooy ji bu élection locale amee léegi te fekk na wax dëgg da toll jamono boo xam ne xëy na am na yu bëri yuñ diggee woon te defuñ ko maanaam nit ñi seen xel dalatul maanaam kóolute gi neetu fa xëy na ba yaakaar ga neetu fa loolu dafay am lu mun a jur buñ demee ci élection léegi gox-goxaan yi parce que gox-goxaan yi kat boo ko seetloo am na loo xam ne defoon nañ ko Abdoulaye Wade ci en 2009 bañ ca jógee la ca topp neexul lu dëgg donc ñoom it mun nañ ko séenoo noonu ne man kat fi mu nekk nii bu ñu fi demee ay local léegi maanaam gox-goxaan yi te aw ma ci ni ma bëggee fii demee ko maanaam doole jëm ci kii loolu dafay wan ni dafay feeñal léegi ne ji kon législative yi tamit mun naa ñàkk maanaam élection député yi mun naa am ay jafe-jafe te bu amee ñàkk jafe-jafe ci élection député yi gox-goxaan yi nga gañe woo Ndakaaru gañe woo dëkk yu mag yi ak même sax yenn département yi nga néew fa doole loolu ñu ak seen législative daanaka dafay nekk firnde rek ci ne day firi maanaam day furli day furli li nga amoon ci local te bu ñu ko furlee mooy ne législative du neex ci moom bu neexul ci moom nag mooy ne présidentielle bi moom maanaam diggante législative ak présidentielle rek day métti loolu ci moom cohabitation lay wax loolu mooy benn lu ko defee boo ko jëlee noonu rek mun na tax dootul mu bëgg ba yaa am élection fii ak booba leneen tamit boo ko seetloo li nga xam ne ñu ngi dàqaat ba fii dafa amoon na jamono yoo xam ne xëy na nguur gi bon mu doon jéem a def ay calcul am waaye fësul lool bañ ne mën a bëri affaire yu Sonko yi ba ak li ci topp yëpp coow li ci topp nga xam ne kon daal de moom yàgg mu mel ni ki kóolu si dafa wàññeeku ba nit ñi Sénégalais yi jaaxle lañ ba wax nañ ko diñ ko waxee ba moom ci waxam mooy lan dégg naa leen loolu bu fekkee dañu ko jëlee noonu ñu dem ba ca kanam nga gis leen ñuy def seen yenn meeting yi mooy nen pour gembuwaat wanewaat ni ba tey ñu ngi fii waaye dafa doyul maanaam temps bi moo motewul diggante loola ak ñuy àgg ci weeru koor yi affaire fi ñu toll nii incha allah donc diggante boobu fi mu nekk nii dugg nañ foo xam ne ji kenn dootu fi mënte def yenn meeting yi bu ñu àggee tuuti bu ci yàlla andee incha allah nawet bi ñëw nawet bi doo mën a jëlee benn nit fii naan ko kaay ñu defa ñu ma yóbbu la fi ñu dem ni si meeting ak yu demee te fekk nga bàyyiloo ko toolam même bu fekkee ne moom da nga ko jox xaalis tamit comme ni ñuy defee dafay am jamono yoo xam ne ji du doon rafet ngay ñëw di traversé ay toolu jàmbur yi ak ay oto nangam mun a yàq gerte yi mun a am loolu mun def ci tool donc diggante boobu def fi campagne bu dëgër meeting bu normal dafay jafe nga ñu do xaar tuuti ñu àgg jamono waxtu boo xam ne ji xëy na bu fekkee ne dañuy def local yi ci diggante décembre pour ñi li ñu wax ne nañ bala ñuy àgg fin décembre ñee wax ne ji ci biir janvier bi ñi wax ci biir janvier bi ñoom xam ne li ñu ci jublu mooy le 31 décembre incha allah président moom il faut mu wax ak waa réew mi te bu wax ak waa réew mi am na lu mu leen mën a dig li mu leen mën a dig bu communication bu defee bu baax bu dëgëritu yaakaar beneen yi di yaakaaraat ba seen xel dalaat tuuti day tax ci diggante boobu bu ñu koy defee élection tëri maanaam ci biir janvier bi loolu mun na yokk dooleem yoo xam ne dafay ëpp li nga xam ne moom la amee fi mu nekk nii tey ñee tamit xëy na loolu lañ xam ba ne déedéet duñ ko bàyyi parce que bu ñu ko bàyyee effectivement ba defee communication ci jamono 31 décembre ñoom it duñ jotaguma pare te fekk na waxtu woowu noonu kon moom avantage yu nguur gi lay doon xam nga comme ñoom ñëpp kenn ku nekk da ngay def say calcul man loolu laa jàpp moo tax ma fën a ji moo tax ñii wax ji na am avant décembre ñeneen ñoom na am après décembre mais loolu suma xalaat dong la kenn waxuma ko. gis nañu tamit ne alaataa ñu jàpp date officielle sax muy kujje gi muy tamit mu pouvoir bi am na ñu bëri ñoo xam ne samp nañ seen ndënd ci yenn gox yi mag yi xam nga loolu tamit mënul indi ay njeexital maanaam tas yenn coalition bal tamit parti yi. li nga si parti yi xam nga boo ak coalition yi boo leen xoolee ñoom maanaam jamono yëpp semaine bu nekk wala boog boo ñetti semaines yu ne nga dégg ne am na ku nekkoon fii génn na am na ku nekkoon fii bàyyi na maanaam ni parti yi tuddee moo tax parti wu bi bu ñu nee parti bi parti wu diw ay parti yu benn nit moom benn wala ñaari nit moom ko lii rek la mun jur bu ñu defee nag coalition tamit coalition yi ñaari nit juróomi nit yooyu doon waaye boo leen dajalee ñoom ñëpp nga xëy na mot nañ juróom fukk xëy na mot nañ fanweer xaw ma ñaata lañu waaye boo leen jëlee ñoom ñëpp ba la ñu am ci ay nit kenn ku ne xëy na bu ñu ko dajalee ñu ne bon man yaakaar naa fi ba ute muy nekk juróom-ñetti junni nit wala ñeenti junni nit yaa xam kenn ku ne danoon man kat moo bàyyee kii moom mu dem moom rek man ëllëg si biir mun naa am su lu ma yaakaar xam du ma si jot ñenn ñi dañuy wax ni sax naa yëngu susul def feeñ président yéeg ma egsi ooma parce que loolu moo xew ci réew mi yëngatul ñu oo la wala boog déconné ñu dàq la ñetti yooyu rek fi ne ñu affaire déconné maanaam sax waxal lu neexul patron bi rek ñu dàq la wala boog yow nga yëngatu fee wax patron lu mel
mel ni lu ñàng ci patron bi ñu oole dugal la nga noppi donc façon boobu mu ne bu fekkee boo fi ne ñoom seen biir am na ñàkk kóolonte bu fi def te it am na léeg-léeg nga dégg ñoom seen bopp ñoo xam ne ji ñoom am na ñu leen rax am ñu leen di espionné maanaam di liggéeyal nguur gi nekk ak ñoom kon wóolonte moo mën na fa ñàkk mais biir nguur gi tamit maanaam bokk yaakaar loolu boo ko seetloo am na fa yoo xam ne fi mu nekk nii ñu ngi teggi tànk ñenn ñi wóolootuñ ñenn ñi yaakaaratuñ ñenn ñi ñoom tey dañ gën a dëgër ci wax na ji xanaa naa yëngatu ba comme ça président yi nga xam ne ji man bokk naa ci fii kenn du ma fi jëlee donc fenn fu nekk daal politique bi fi mu nekk nii politique bi wóolonte bi wàññeeku na yaakaar gi tamit am na ñoo xam ne wàññeeku na ci ñoom am ñeneen ñoo xam ne dañuy wax ne ngemb waat jot na ñu ngay ngemb. voilà ñu ngi lay sant bu baax a baax Ibrahima Bakhoum di fàttali jàngalekat nga nekk tamit ku ràññeeku ci wàllu politique bi ci njàngat jërëjëf. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums. Orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. boisson punch ak ndox mu sell mi di waalo ak DSL plomberie équipement et sanitaire ñoo leen di may seen revue de presse. Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm bu njëkk ba parti yi nga xam ne dañ leen tuddee parti yu bokk ci gauche sénégalaise nekkoon nañu nag ay parti yu am doole parti yoo xam ne nag ay nit yu xarañ ñoom ñoo nekkoon ca bopp ba parti yoo xam ne it dañ daan faral di am solo gu mag ci fexe ba alternance daal di am fii ci même réew ci atum 2000 ak tamit ci atum 2012 wanteew ci likaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne dafa mel ni nag ne li ëpp ci parti yooyu dañoo tàmbalee di nasax loolu sama moo tax professeur Papa Demba Sy ak i ñooñam ñoom la ñu bëgg moom mooy fexe ba daal di leen dajalewaat fexe ba parti yu bokk ci gauche nekk ay parti yu am doole wante professeur Serigne Thiam nekk jàngalekat ca faculté des sciences juridiques et politiques bu université Cheikh Anta Diop de Dakar moom ma ngay xamle ci biir colikaay bii di Sud Quotidien ne gëmul nag ne parti yi bokk ci gauche dinañu jógaat mel comme nañu meloon bu njëkk ba moom mi nga xam ne nag seq na waxtaan ak suñu naatango yoo colikaay bii di Sud Quotidien daal di ne xamle ni léegi sax dañoo nemmeeku fii ci biir Sénégal ne ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di lëkkaloo façon bu nekk lañ ciy fekk maanaam daal léegi nit ñi dañuy daje ndaxte dafa am lu ñu bëgg wante dajewuñu ndaxte ñoom ñoo bokk gis-gis li am ba des moom mooy ne ci wàllu élection locale yi nga xam ne nag moom la ñu dëgmal te ba léegi xamaguñu nag kañ lañ ko fas yéene amal colikaay bi di l'info moo ñu yëgal ne l'opposition bi moom la mu bëgg moom mooy ñu daal di koy amalee laata njeexteelu atum 2021 démb waa FNR ñu ngi doon daje colikaay bi di l'info du ñu xamal ne ñoom ci la ñu daal di xamle ne bu ñu sukkandikoo ci yenn ci ay réglages yoo xam ne nag war nañ kaa mën a def daal élection locale yi moom mun nañu ko amal ci weeru décembre atum 2021 élection locale yooyu colikaay bi di critique la mu ca gis moom mooy ne fu mu nekk nii xeex bu tar moom moo nar a am fii ci biir Dakar
ndaxte ñii nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi la ñu bëgg moom mooy nag diwaanu Dakar nekk ci gox yi nga xam ne majorité présidentielle bi moom moo ci am ndam loolu moom moo tax ba ñu nemmeeku xëccoo bu tar présidence bu commission bu UEMOA doomu réewum Sénégal bii di Abdoulaye Diop moom la ñu tabb mu daal di koy jiite autolikaay bii di la témoin ne kon réewum Sénégal daal di nay jotaat ci fauteuil boobu te it li ko waral moom mooy xarañte gi nga xam ne nag kii di njiitu réewum Sénégal di Macky Sall wane na ko ci wàllu diplomatie surtout ci suñu diggante ak réewum Mali moom di njiitu réewum Sénégal di Macky Sall ma ngay wéyal tukki nemmeeku bi nga xam ne ma ngi ko doon amal ca Belgique démb sax la ko daal di jeexal wante démb jot naa gisee ak commissaire européen en charge des partenariats internationaux ci noonu sax autolikaay bi de Le Soleil du ñu xamal ne ñoom dañoo fas yéene nag jàppalum Sénégal ngir ñu gën a suqali suñu koom-koom moom di njiitu réew mi ba mu jógee ca Bruxelles dem na ba fa li nga xam ne nag moom mooy ca Congo ndaxte suba si àjjuma ji la ñuy amal investiture ka ñu tabb mu daal di nekk njiit di Denis Sassou Nguesso doyen des juges Samba Sall ba mu génnee àddina ba léegi kenn xamagul nag kan moo ko nar a wuutu ci poste premier cabinet d'instruction autolikaay bi di L'Observateur ne ñu war a mën a dénk poste boobu bëri na wante nañu xam nag ne poste boobu nekk na poste bu stratégique koo xam ne dañ ko fa fas yéene teg faw nga daal di xarañ ndaxte bëri na ay dossier yoo xam ne moom mooy jaar ci say yoxo autolikaay bi di L'Observateur du ñu xamal ne am na ci lu weesu sax ñeenti téeméeri dossier yoo xam ne jot naa jaar ci ay loxo ka fa nekkoon di doyen des juges Samba Sall te nag ci dossier yooyu ràññee nañ ci nag yu siiw ndaxte autolikaay bi di L'Observateur daal di nañ ñëwaat ci affaire Seydina Fall Bougazeli wante it Fatou Bakken étudiant Fallou Sène bokkoon na ci dossier yi nga xam ne mi ngi nekkoon ci table juge d'instruction ñu daal di jukkee autolikaay bi di lii quotidien ci waa sûreté urbaine yi nga xam ne nag dañoo daal di tekk ay nit yoo xam ne dañ doon yëngatu ci wàllu jaayum faux médicament autolikaay bi di lii quotidien du ñu xamal ne am na ci lu tolloog juróom-benn nit yoo xam ne fi mu nekk ni caabi féete na leen gannaaw ñu ràññee ci ñoo xam ne ñoo ngi jógee ca bitim réew ak tamit ñaari pharmacien ci biir autolikaay bi di libération sax suñu naataango yi ñu ngi ñi nettali naka la sûreté urbaine fexe nag ba jàpp kii di Hay Dong Zhang moom mi nga xam ne nag moom moo jiite woon trafic boobu ak tamit ñaari pharmacien yu bàyyeekoo fii ci biir réew mi nee nañu tamit am na ci lu tolloog juróomi nit yoo xam ne dañoo yore ay pharmacie yoo xam ne it dañu leen a teg loxo tey jii woo nañu leen ci kanamu yoon te nag chinois boobu nga xam ne moom moo doon def naka su dul noonu ay at a ngi nii mu ko doon def laata waa sûreté urbaine di ko teg loxo ci wàllu jënd ak jaayum faux médicament yooyu ñu ràññee ci nag ay piqûre ak tamit yenn ci ay jumtukaay yoo xam ne diabétique yi ñoom ñoo koy faral di jëfandikoo ñu ko daan denc sax ci biir ay douche mu nekk nag lu doy waar loo xam ne nag mën naa xajamal wàllu wér-gi-yaram fii ci mim réew lii moo nekkoon mbokk yi li ngeen fës ci biir autolikaay ji ñu leen di ñaanal njeextalu bu seg jàmm. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva pex ak diamètre boo bëgg pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. boisson punch ak ndox mu sell mi di waalo ak DSL plomberie équipement et sanitaire
ñoo leen doon may seen revue de presse. jërëjëf Alassane Wade mbokk yi ñu doon dégloo tam jërëjëf ñeent fukki minute ak juróom moo feggu ci benn waxtu ñu ngi leen di ñaanal jàmm.